Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. D'abord, man maa ngi tudd Ismaïla Sow jiite conseil national de la maison des éleveurs du Sénégal ñëwoon tey ci Kébémer pour rencontrer ñi nga xam ne ñoom ñooy président maison des éleveurs te ñu nekk ci dans les communes yi composé département de Kébémer li ñu fi indi woon tey mooy waxtaan ak suñu membres yi pour ñaax leen aussi tamit ñu gën a organiser wu ci seen wàllu organisation mais waxtaan ak aussi tamit ñoom nan la ñuy def pour que ñu mën a yeesalaat kuréel bi d'une manière légale beneen bi ci topp aussi tamit ñu sensibiliser leen waxtaan ak ñoom aussi tey ci problème foncier parce que képp ku nekk tey njaboot nga nekk sàmmkat walla nga am doom joo xam ne ji dafay xëy di ànd ak ay jur aussi tamit dangay am tiitaange ci problème bi nga xam ne dafay am ci diggante béykat ak sàmmkat ndax aussi boo demee tey partout ci biir réew mi ci régions yi ñuy wax yëpp dafa am mbéyu nawet mais aussi tamit mu am mbéyu noor kon su loolu amee tamit li baax mooy ñu jege toujours ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu nit waxtaan ak ñoom mais xelal leen aussi tamit nañuy gën a góorgóorlu mais ñu dalal seeni xel moytu aussi tamit histoire renouveler tamit ci interpellation bi nga xam ne dañu ko doon def ci ki nga xam ne moom mooy président de la république et tamit mu gën a takkuwaat réorganiser waat suuf si ci comme la mu waxoon ci organisation réforme foncière dëgg-dëgg lu Sénégal soxla tey la parce que nekk na situation boo nga xamante ne bi tey boo ko Sénégal deful mun na jur lu ne te moom yaakaar nañu ni nit ku tëddee njaaxanaay la mais lépp loo xamante ne li aussi développement Sénégal la xalaat nañu ne moom du ci tayel benn yoon dana jóg mu taxaw ci bi ci topp it mooy que tamit waxtaan ak suñu mbokk yi tamit ñu gën a góorgóorlu ci événement ba nga xam ne ñu ngi jëm ci moom après tabaski bi après Korité gi mooy tabaski bi pour que nan la ñuy organiser woo ak yan la ñu war a soumettre aussi suñu ministre bu bees bi waxtaan ak ñoom sensibiliser leen ci fànn yooyu. ay problèmes yu bari nga waaw parce que xam nga nit ñi léegi lu leen neex rek la ñuy def ci suuf si ñu ngi tudd tey vol de bétail mais aussi tamit waroon nañu bind à côté le voleur de foncier nit ñi lu leen neex la ñuy def ci suuf si respecté tuñu benn norme walla benn texte walla xoolatuñu dara. te loolu moo tax fu nit ki waroon a sàmm nga ñëw jël fa béy walla nga dagga ko jaay te loolu yëpp gis nañu ko fi te kenn sañul wax dégg nga ñi koy def ñëpp aussi tamit kenn waxu leen déet looloo tax aussi ñu ci xabaabal moo tax aussi loolu bu amul musiba am te population dafay augmenter suuf si aussi tamit mu nekk loo nga xamante ne li xaalis bu bari lay indil ñi koy def. ngeen say xaar président de la république. li ñuy xaar ci président de la république mooy tracé ñu organiser suuf si génne décret yu màgget yi fi nekkoon ak loi yu màgget yi ñu changé ko indi loi yu bees yu ànd ak jamono yoo xam ni dafay baywaale xel réalité yëpp réalité càmm ak réalité mbéy ak réalité dëkkuwaay. mbirum réforme foncière bi yëkkati woon nañ ko dénk ko professeur Moustapha Souran boobaak léegi di ngeen ciy déggul dara wala bokk mbir yi dafa tag ñooñu ni ñu ko doon defee nun ànduñu ci parce que ñoom dañu koo jël ñoon def ko si ay mbiru borom xam-xam rek ñoom ñoo ci tëdd ñun fekk wu ñu xamuñu lan la ñu ciy tracé te na leer aussi tamit lu baax ci àddina bi ay borom xam-xam ñoo ko fi def waaye li fi bon ba li jël ñëpp aussi tamit ay borom xam-xam ñoo ko def. xaar ci Kébémer mooy que nañu préparé wu ñu renouveler seen communes yi. su ko defee ñu yëg ñu renouveler seen département parce que aussi tamit Linguère def na ko dans le paix ci jàmm ak salaam Louga aussi def na ko ci jàmm ak salaam Dakar it def na ko ci jàmm ak salaam dégg nga tey yeneen régions yi nga xam ne ay Kaffrine ay Thiès ay Ziguinchor ñooñu aussi ñu ngi ci processus bi ci lu dul ya balaa ñuy jeexal koor gi incha allah xam naa ne ñu parti bu bari de non ñun ñoo waxoon ñoom bu ñu laal dara bi ñu ñëw parce que am na ay changement yu bari yu nekk ci biir maison des éleveurs
war nañu ko wax nit ñi ci wàllu texte yi mais aussi ci wàllu organisation parce que léegi dañuy utiliser lu ñu tuddee livret éleveur loolu mooy téere sàmmkat boobu moom ngay yore te boobu dafa am noo ko war a yore parce que dafa am noo ko war a doxalee pour que boobu mun a am mu mun a valable kon dañoo bañoon nit ñi di def renouvellement ci loo xamante ne lii aussi ci erreur ñu bañ a xam na li ñuy def te loolu bu boobaa dafay indi ay problème waaye léegi bu ñu leen sensibiliser ñu xam téere bi lan la wax ak texte yi lu mu wax ñoom ñëpp dañu koy def parce que fi gënoon a métti yëpp looloo fa am ba jàmm am. est-ce que livret éleveur boobu fii si biir Kébémer ak sàmm yi ñu koy jënd. non dañu ko joxagul woon waa département de Kébémer waa Linguère parce que fu ci nekk ñi nga xam ne sensibiliser nañ leen ñooñu la ñu koy jox tey ji à partir de tey incha allah demande yi danañ mën a dugg nag département de Kébémer parce que Linguère am na Louga am na ba renouvelé nañ bon donc fii tamit noonu. loolee nga xam ne ministre Aminata Mbengue Ndiaye defoon na ko aussi yoon la parce que aussi tamit loolu dafa bokk ci ay normes kii nga xam ne aussi tamit ñëw na xale la jàng na mais aussi tamit secteur la bu mu bokk di ko pratique sàmmkat la doomu sàmmkat la kon kooku aussi bu ñëwee yooyu mun na ko améliorer gën koo organiser aussi tamit incha allah loolu lu war a am la te day am te incha allah yaakaar nañ ko ci bu baax kooku du am benn problème. éleveur boobu dafay professionnaliser éleveurs yi mais aussi dafay valoriser say activité parce que càmm gi ku mu neex mun nga cee dugg nga ne sàmmkat la waaye doo wone lu ko firndeel parce que gisoon nañu ne carte rek nga remplir que def sa tur ak sa sant ak sa numéro téléphone nga dugal ci sa poste mun a ko wone mais bii nag dafay feeñ même ci sa wàllu vaccination te ñi war a vacciner officiellement ñoom ñoo ko ci bind def ko ci mais aussi tamit surtout boo defee yeneen activités yi aussi da nga am droit woo service officiel de l'État ñu constater comme le service élevage ñu constater activités yi ngay wax jaaykat soow wala julong wala yu demee noonu loolu yëpp a ñu mentionné ko ci livret bi su ko defee loolu dafay gën a valoriser dëggal aussi activités yi nga xam ne moom ngay def. waaw loolu aussi li ci suñu xalaat mooy ki nga xam ne moom mooy ministre bi def na ci ay déplacement dem sur le terrain ànd ak ay service am officiel ñu waxtaan constaté te mais loolu aussi tamit bi ñu ko gëstoo ci suñu membres yi gis nañu ne maladie boobu mu ngi dellu gennaaw par rapport ak ni mu meloon bu njëkk mu ngi wàññeeku daal. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.